Salam Babacar ñu ngi ziar. Cheikh naa mon frère patriote maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar. Pape Mbaye maa leen di nuyu yéen ñëpp maa ngi nuyu di ziar yéen ñëpp. waaw mbokk yi ñu ngi leen di ziar leen nuyu comme ni ngeen ko xamee yéen ñëpp rek soxlawul sax ñu leen di wax fi affaire bi toll quoi jàpp naa que yéen ñëpp xam ngeen ko àgg nañ ci point boo xamante si ni yaakaaroon na ni ci àdduna duñ fa mës a àgg mbir yi yéeme na peeru yéeme boo xamante si ni barki alxuraanu karim tey jii sax ku mën a lekk wala nga mën a nelaw kon man mënuma laa comprendre man waxuma sax waa peuple bi mais même ñi ànd ak Macky Sall yi mbëgg Macky Sall nekkul ne sax man dama ni li may xalaat di ñëpp di xalaat de mais pour dire vrai nit ñi ànd ak Macky Sall man mënuma leen comprendre nit ñi nga xam dañuy am seen xel nekk ay nit yu jàmm nit yu bëgg dëgg nit yu gëm yàlla man nit ñooñu sax tey jii mënuma leen comprendre tey barki alxuraan mënuma comprendre sax tey jii ki nga xam si ni mooy def lii waa Sénégal ki nga xam ni mooy def lii ay jaamu yàlla man mënuma comprendre sax nit ku jóg ko ne kii laay àndal wala kii laay jàppal wala kii laa bëgg man loolu xaw ma mënuma koo xam parce que kii nii barke alxuraana billahi wallahi taala lazim Macky Sall yées ci àdduna bi wan nañu ko Macky Sall du nit maanaam affaire bi toll na foo xamante si nii nekkatul sax ay layam ay si maanaam bu ñuy wër suñu noon ñun Sénégal bu ñuy wër ko yées ci jaamu yàlla yi bu ñuy yër ki gën a bañ Sénégal ki gën a bañ jaamu yàlla yi bañal leen jàmm mooy Macky Sall barke alxuraan Macky Sall le premier ennemi du Sénégal mooy Macky Sall Macky Sall suñu bakkan yi la teg si xott Macky Sall loi bi mu def nii waxuma ñu voté ko yooyu yëpp àggaguma fa de mais le simple fait Macky Sall xalaat loi bi nii le simple fait mu am bopp bi xalaat loi bi moo la war a waxal ni degré de perversité bi nekk ci Macky Sall mais c'est extrêmement grave. Comment on peut naka la nit mën a pousser peuple am dëkkam à ce niveau naka la nit mën a poñee dëkkam à ce niveau naka la nit mën a bindee loi yu mel nii maanaam yéen maanaam fi mu toll bu fekkee comprendre wu leen ko loi yi Macky Sall jàllale bu fekkee comprendre wu leen ko dafa bëgg a jël mbiru terroriste turu terroriste la Macky Sall bëgg a jël làqatu ci ginnaawam. léegi même manifester ci dëkk yépp la am ay États-Unis fépp te manifester bu amee dina am sax casse ak mer yoo xam ne sax kenn àndu ci mais tey jii nii même Macky Sall boobu noonu tey bu bëggee tëj ay nit day bàyyi ba manifestation am mu yónni ñu ko neex ci biir manifestation bi ñu toj loo leen neex mu wëlbati ko daal ni ku ma jàpp ci manifestation bi terroriste nga. manifestation yu dëkk yi ñu gën a mag ci àdduna bi ëpp ñu police ëpp ñu gendarme seen ay manifestation day am sax ay casse. tey Macky Sall bëgg a làqatu ci ay dañuy taal këru jàmbur dañuy lii këru jàmbur manifestation yoo xam ne Sénégal li muy wër lépp boo fa compté kër yi ñu fa taal matul 2-3 léegi ñoom ca loolu lañ làqatu daal ne manifestation lu ci dem kii dañ ciy toj yi kun ci jàpp boo waxu perpétuité ci manifestation ay nit yoo xam ne doxu ñaxtu nga ni leen ay terroriste ngeen kun ci jàpp terroriste nga mais il faut vraiment être une mauvaise personne bañ sa réew bañ nit ñi pour xalaat loolu maanaam loolu nit warul sax dendale ñaar yooyu noonu nit mën xoolal booy jiite war nga xalaat que ni yow li ngay def dina ci am yu baax dina ci am yu bon yi nit ñi dañuy taxaw manifester na d'accord nga taxaw ne ku jàpp ci manifestation yooyu noonu te nag affaire la bu yéeme boo xamante si ni ay porox ndol la gis nga li ko tax a jug mooy leader yi la bëgg a dagg seen bopp def na mbir yoo xam ne da leen di pousser dos au mur léegi leader bu jug daat ne dañoo bañ dañuy résister dañuy li ñun la da ngaa oote insurrection perpétuité leader bu ibbi gémmiñam guddi yi toll nii li mu bëgg ni bu jàllee leader bu taxaw daat ne dañuy xeex ñoo bañ lu ci am dañuy wëlbatiku na ko yow yaa taxawal na dañuy xeex insurrection perpétuité donc Macky Sall
réew mu suñu sëriñ si di yeewoo suñu yaay yi di fa yeewoo mais Macky Sall naka la mën a jëlee genre xalaat yu mel nii di ko teg ci bopp waa réew mu mel noonu Macky Sall mais c'est très grave gis nga Macky Sall mi ngi plongé réew mi ci mbir yu ci diggante bu doy waar la Macky Sall di plongé réew mi am na des gens qui en rigolent tout mais barke alxuraan xamoo leen que ni affaire bi bu takkee ci ñëpp lay dal Macky nii mu ñuy monté nii député yi muy utiliser nii ndax alalu àdduna ndax daal ñun ñoo moomee bii pas lu ñu neex def député yooyu noonu bu affaire yi takkee ba kalaate nekkatul avantage yu kenn ñun ñëpp a nekk en danger tey buñ la signé loolu lu mel nii billahi wallahi tallahi lazim bu réew mi tàkkee bakkan bu ci rot di nga ko layoo ak sunu borom parce que am na yoo xamante si nii nit mënu koo signé am ci am réew nekk sax Europe bokk ci combat nekk diaspora wala nga foo mënta nekk fii nga nekk commerçant bokk ci benn combat nga jël sa xaalis jàpp ci combat boobu noonu nee nañ da ngaa financé ñoom liñ tudde terrorisme et dans ce cas là ñoom heure bu leen neex lu leen neex mën nañ ko qualifier de terrorisme selon ñoom niñ ko bëggee pour ak seeni intérêt dañoo bëgg a glisser loo foo xamante si nii bu jàllee dañuy tëj foo xamante si nii amul ku yeewoo Sénégal amul kenn ku yeewoo Sénégal koo xam si ni nekkul en danger amul kenn ku yeewoo Sénégal boo xamante si nii ëllëg di nga bëgg a wax di nga bëgg a ibbi sa gémmiñ di nga bëgg a manifester di nga bëgg a jël sa xaalis bokk ci dara di nga bëgg a bokk ci manifestation ñu ne am nga possibilité ñu jàpp la jiiñ la terrorisme tëj la perpétuité mooy sa ngiru dund nit ñi nga xamante si nii dañoo am seen liberté d'expression ci dëkk yépp noonu la dëkk yu mag yi ëpp ñu armée ëpp ñu lépp loo bëgg nit ñi dañ leen di bàyyi ak seen liberté d'expression suñu demee ci internet ñu wax seen ay frustration seen ay aspiration seen ay inspiration lu ñu bëgg ñu wax ko mais seen loi bi dafa bëgg a boof ci bopp nit ñi bi nga xamante si ni amul benn droit lenn loo am droit léegi wax ko sur internet lépp loo wax ñoom selon leur interprétation bu la neexee mën nañ la ci topp comme insurrection lépp loo wax lépp loo tisoo li léegi bu la neexee ci seen ay interprétation ñu ne la insurrection nga def jël si la ne la 1 an jusqu'à 10 ans voire perpétuité de 500 000 à 2 millions d'amende mais nag Sénégal xanaa nag lii duñ ko seetaan Macky Sall dafa bëgg a yeew askan bi yeew opposant yi instant bi nii dafa bëgg a xoqatal réew mi ba ñëpp noppi ba nga xamante si nii nit ñi maanaam dem manifestation ak dee la ñuy yemale bu ko defee mu commencé jàpp opposant yi nu mu leen neexee di tëj nu mu leen neexee ku ci wax bu dëgër mun la da ngaa def appel à l'insurrection jàpp la tëj ci kaso bi mais xanaa nag suñu sëriñ si duñ seetaan lii xanaa suñu yaay yi suñu papa yi duñ seetaan lii xanaa suñu professeurs yi médecins yi cadres yi étudiants yi marchands ambulants yi xanaa nag duñ seetaan benn nit Macky Sall mu ne soi-disant man ma mais soo amee même soo amee majorité parlementaire mais amal tuuti sagesse amal tuuti yërmande ci jaamu yàlla yi amal tuuti bon sens y a de ces choses mënoo ko génne ci sa gémmiñ nit mënoo bañ sa askan à ce point mais yàlla mais même doole jooju su la ko yàlla mayoon sax war nga ko rusa teg ci kaw jaamu yàlla yi mais député yi ana seen ragal yàlla ana seen bëgg Sénégal mais xanaa yàlla lañ war a gën a bëgg ka Macky Sall xanaa tra yu bàmmeel lañ war a gën a ragal ka Macky Sall Macky Sall nit kase la wóoru ko ndax dina yeewu suba lan moo tax yenn député yi di ko jàppale ci affaire yi nga xamante si ni jubluwu ci lenn lu dul daaneel Sénégal au plus bas point boo xam te ni mosu faa àgg loi bu mel nii bu ko nit xasee ba bind xalaat ko ànd ak ministre de l'intérieur am ànd ak ci ak ministre de la justice am àggagul sax assemblée le simple fait que nit nangoo teg li askanam moo la war a xamal que ni nit ku bon a ngi nii barke alxuraanu karim képp ku doon xaw a am sax tuuti sympathie ci Macky Sall à partir de tey jii Macky Sall nga war a jàppe sa premier ennemi parce que Macky Sall du nit ku baax Macky Sall buggul Sénégal buggul jaamu yàlla yi nitu fitna la li ñuy jógee ni jamono yi toll nii Macky Sall jànge wu ci dara jële wu ci lu dul fayantoo mattatu préparé wu naa jënd naa ay armes yu bees renforcé naa samay fal naa ay nit yu bees préparé wu naa tournée bi mu doon def c'était juste pour wan waa opinion internationale que ni je suis populaire sama dëkk bëgg nañ ma pour que après juste mu mën a légitimer loi bi mu jàllale nga xam ne ku ci àndul rek dañ lay marginaliser dañ naan une minorité moo ci àndul gis nañ ko barki dem majorité bi yëpp ñu ngi ànd ak moom donc tournée économique c'était juste pour mën a légitimer loi bi muy waaj a dugal
pour wane benn semblant de populaire parce que xam na ni waa opinion internationale dinañ xam que ni kii askanam dinañ gëm que ni kii askanam moo ànd ak moom donc loi yi muy teg c'est vrai kon dëkk bi daa am ay terroristes yu fa nekk c'était juste pour mën a légitimer mbir mi nii mais lii ku am xol du ko def mais nit ku ragal yàlla ku gëm ne dee am na du ko def mais lii jaay doole mënut a weesu lii président bu nekk jaar na fi kenn musul xalaat bu pervers comme bu mel nii léegi Macky Sall li mu bëgg mooy loi boobu bu jàllee live bii ma yi di def sax man perpétuité laa jëm après résistance su ma taxawee ne damay résister ñu ne ma da ngaa wax booy yi ne leen insurrection mooy noppil tëjal sa gémmiñ la ñuy gëm noppil nga tëj sa gémmiñ lépp loo wax ñu ne la insurrection nga woote kaso nga jëm tey jii bu leen neexee ñoom suba manifestation bu mënta am comme niñ wutee ay nerf yi ñuy dóor askan bi bu ëllëgee mën nañoo wut seen ay casseur dem leen toj leen lu leen neex toj leen fii wala toj leen fële bu ñu wëlbati ko daat ne tel opposant dañ koy jàpp parce que moo organise woon une manifestation ba débordement yi ci am moo jur nangam ak sàngam kooku dafa def appel à l'insurrection daal di ci jàpp quelques innocents daal di innocents yooyu noonu da ngeen a toj nangam ak sàngam bu ko defee les vrais coupables génn nax ndànk daal di dem seen yoon loo xamante si ni amoo ci contrôle mënoo cee wut ay lois yu mel noonu adduna bi yépp dañ koy jéem a gérer les affaires de manifestation dañ koy jéem a gérer ndànk rek accompagner ko parce que am réew noonu lay doxee day am ñu d'accordul Macky Sall mu ngi saaga drapeau bi Macky Sall mu ngi toroxal drapeau bi barke alxuraan Macky guux nañu Macky moom nañu instant bi nii lii ñun Sénégalais yi lii waruñoo waxuma sax nangu ñu koy signé duñ ko signé mais dama ni le simple fait Macky Sall xalaat lii ba bind ko ci kayit war naa tax ñun Sénégal yépp ñu jug taxaw temm woote résistance ne lii du ci dal te Sénégal war nañu à partir de moment képp ku xamoon a am 1% de sympathie ci Macky Sall nga xam ni kii mooy sa pire ennemi parce que billaahi ci buumu njaamel la ñuy jëmel barke alxuraanu karim Macky Sall ci xeexante suñu biir la ñu jëmee parce que lii nii mer bi mu nar a indi insurrection gis ngeen waa ETA gis ngeen ni ñu doon def parce que tey jii nee na même kuñ ne da ngaa def terrorisme maanaam manifestant bu ñuy seet nga denc ko sa kër Macky Sall nee na yow mi ko denc terroriste nga yow tamit te mën ngaa def perpétuité ça veut dire que ni mu ngi ñuy pousser vers la rébellion bi nga xamante si ni moo am membre ETA yi noonu lañ doon def ay nit di xotti loi di fat ay nit di leen nëbbu mu jaral leen risque boobu noonu parce que ña lay dénoncé ak ñi nga xam si ni jàpp nañ la parce que tey boo jàppee nit nga dóor leen jàpp ay nit nga tëj leen ay at billaahi wallaahi tallaahi lazim suba bu seeni doom yeewoo xam ne ñii ñoo defoon ni seen baay ñu daw songi ña leen ko defoon wala ñi àndal barke alxuraan guerre civile lañ jëm Macky mënoo contrôler le peuple tu ne peux pas avoir le contrôle sur le peuple c'est impossible tu ne peux pas avoir le contrôle nit ñi mënoo moom nit ñi boof seen kaw c'est impossible jamono ji terroristes yi dictateurs yi toog seen askan toog seen diggu bopp moom leen jamono jooju jeex na il faut nga bàyyi nga yeewu ci sa gént yi ñi la tiim ñëpp ànd ak yow ci lii ay dëmm lañu te xam nga ni ay dëmm lañu barke alquranu karim ñooñu noonu suñu deret tuuru suñuy bakkan rot pare nañ pour loolu noonu pour garder seen ay poste pour garder seen confort pour mën a ñi ngi naan waaye nan dëgg ndayu booy ñu ngi toog fi ñu toog naan ku ci rewantu rek nañ woo coy ñu damm ndayam ñoom loolu la ñuy wax ñoom ñëpp loolu la ñuy wax lenn kasa moo tax ñu koy fàtte nañ que ni lii bu tojee billaahi duñ fekk njariñ bi barke Cheikh na Bass duñ fekk njariñ bi lii bu tojee ñoom ñi lay ruux yaakaar ni que ni bu dëkk bi tàkkee ñun kase la ñuy jàpp ñun kase ñooy dee am na loo xam ne boo ko xasee ba taal bul xam fan lay mujjee am na mbir yoo xamante si ni da nga ko taal yaakaar ni ñële kase lay dal billaahi buy wàññeeku war sa kaw daf lay bett képp ku toog nekk ci confort guddiñ toll nii nekk ci salaire bu rëy nekk ci 8-8 nekk ci ay milliards yoo denc nga jàppe que ni askan bi daal ñoom la man je suis à l'abri billaahi wallahi tallahi lazim yaa ngi nax sa bopp parce que lii bu takkee mën na wàññeeku war sa kaw te milliards yooyu doo ko jariñoo te sa njaboot tamit yaa ngi leen di mettre en danger Macky Sall mu ngi ñuy dugal ci tooxi doona boo xamante si nii bu ngeen jugul maintenant su ngeen jugul maintenant billahi wallahi tallahi vous allez le regretter on va le regretter suñuy doom yi di ñëw ci njaameel la ñuy fekk et c'est extrêmement grave qu'un président puisse agir comme ça ci peuple am résistance jot na
foogoon nañ que ni ñii lii ñu weesu ni ci jamono yu weesu ni foogoon nañ que ni am nañ ci benn gis nga barke alxuraan lii lépp c'était programmé dégg ngeen wax bi dégg ngeen mattatu bi dégg ngeen menace bi amul leen un président boo xamante ni daf leen di déglu dafa bëgg a jubóog yéen dafa bëgg a àndandoo ak yéen dafa bëgg a màgg ak yéen dafa bëgg vraiment accompagner vous avez un président boo xam ne il est prêt à tout il est prêt à vous mettre à terre nous avons un président boo xam ne pare na mettre ñu à terre ñun son peuple bi muy mattatu ak di kii yëpp xamoon nañ que ni am na lu muy waaj bi muy folli ak di fal ak naan xaar leen maa ngi ñëw yéen ñi nekk ci réseaux sociaux yi xamoon nañ ni am na lu muy waaj mais gis nga loi bi nii man foogoon naa que ni degré de soxoru Macky àggul ci tëggal peuple am loi bu mel nii gis nga suñu leader yi ñoom ñii ñëpp instant bi nii kenn nekkul këram ku ci nekk yaa ngi liggéey ñu ngi woo sëriñ si ñooñu noonu buñ ñu gën a gorete ñun ñoo leen war a protéger parce que ñooñu nekkal foo xamante si nii parce que ñun ñëpp mënuñoo nekk devant la caméra wala ci micro yi wala ci instance de décision yi mais ñoom li ñu bëgg mu dox ci dëkk bi ñooñu ñoo nekk di ñu ko xeexal instant bi nii donc nous devons protéger ces gens là parce que nit ñooñu noonu ñun bu ñu leen protéger ñoo leen di may doole pour que ñu xeexal ñu li ñu bëgg donc résistance bi ñu woo waruñu cee wéet c'est tout le peuple moo war a résister biir Sénégal amul benn dëkk boo xamante si nii war ngaa toog di xool lii muy jàll lii bu jàllee jaam laa jaam nga suñu maam ay jaam lañ kenn dootul noyyi kenn dootul wax sa soxla ku manifester ñu jiiñ la terroriste mais kan mooy terroriste mais ñun yàlla dimbali na ci terroriste duñ ci dimbali suñu bopp lu tax ñu bëgg a jaxase suñu bopp ak terroriste forcément comme munoo jaar askan bi ci ay wax parce que askan bi yeewu na comme munatoo nax askan bi parce que jeunesse bi yeewu na nga ni xaaral ma jaar ko ci ay mots ak ci benn ay astuces yoo xam si ni dinaa mën a am ci ñoom contrôle bii bi yëpp mooy am ci peuple bi contrôle parce que Macky Sall troisième mandat fii la ko teg ci bakkanam te am na ay opposants yoo xam ne fii ak dugalu leen ci kaso bi du am lu ko neex donc comme bu waxee nit ñi yeewu nañ mënatu leen a nax su ne woon référendum suba day daanu su ne woon élection suba day daanu léegi danaan xaaral ma jaar ko ci astuce yi nga xam ne c'est un acquis c'est moi le chef suprême man maa jiite mbir yi xaaral ma jaare ko ci sama ay majorité mécanique jaare ko foo xam ne askan bi du ci mën dara dañuy xëy suba rek fekk teg naa lépp seen kaw parce que Macky Sall am na yoo xam ne mënu koo wax ay nit yuy réfléchir parce que du jàll le sénégalais yeewu na sénégalais bi doon nelaw yeewu na jeunesse bi am na lu mu bëgg ci avenir am na lu mu bëgg ci réew am na xeetu njiit yu mu bëgg ak yu mu bëggatul donc jeunesse boobu képp kuy waxateeg moom da ngay indi lu leer ne midi nekkatul xaalis booy séddale nekkatul ay ndomb tànk yooyu wane nekkatul ay 8-8 yooyu tegale pour que mu respecté la da ngay ñëw wax ko lu dugg ci noppam. comme nag jeunesse bi yeewu na comme que nit ñi léegi seen dignité ak seen ngor lañ jiital pour nga wax ak ñoom da nga leen di wax lu leer ne midi comme il a compris que bu waxee ak nit ñi mënatul a nax nit ñi léegi mu ne xaaral mu wuti nag. li nga xamante si ni mooy yeneen astuce yi mooy ma jël samay député def leen samay xaar def leen samay esclave voté loo leen mbir moo xam si mën naa taal Sénégal je m'en fous ça passe ou ça casse mais en tout cas une fois que ça passe je serai le roi am naa possibilité yépp képp ku wax benn wax mën naa ko interpréter nu ma neex tudde ko terrorisme te buñ ko tuddee terrorisme boo demee da ngay tëdd mais ñun est-ce que Sénégal dinañ seetaan loolu est-ce que ñàkke na noonu fayda ñun Sénégal mais est-ce que Macky danoo moom mais ne kuy ragalal yàlla nañ waxante dëgg barke alxuraanu karim suñu réew bu ñu laajee suñu bakkan ñu jox ko suñu réew suñu avenir u doom suñu drapeau bu ñu laalee suñu bakkan yi dañ ko war a jox waratuñoo nangu nekk xaru kenn Serigne Touba libéré nañu maam El Hadj Malick libéré nañu maam Baye Niass libéré nañu maam Limamou Laye libéré nañu Thierno Souleymane Baal libéré nañu El Hadj Omar Foutiyou Tall libéré nañu suñu yenn leaders yi nga xamante si ni ils sont éveillés ubbi nañ suñuy bët yu bëree bëri kon waratuñoo nangu ay nit yoo xam ne boo demee ci tubaab yi da ngay sëgg sooy wax ak ñoom da ngay baisser le ton ni ma woo xool tubaab ci bët nga ñëwaat ci sa askan xool leen les yeux dans les yeux wan leen sa arrogance wan leen sa méchanceté sa mépris bi nga am ci ñoom ñun ñoo war a bañ loolu duñu ay jaam ñun duñu ay jaam mais waruñu nangu nekkal Macky Sall ay jaam ñu naan ay un président bu naan je descends d'une lignée de guerriers mais kooku boobu ngeen waroon a tiit un président bu war a apaiser Sénégalais yi un président bu war a dalal xelu Sénégalais yi dalal xelu jeunesse bi ànd ak ñoom ci moment yu difficile yi mu am compassion parce que dara doxul ñi ngi dee ci géej gi un président bu war a dalal xelu jeunes yi
nga xool jeunes yi naan leen je descends d'une lignée de guerriers je préfère mourir que le déshonneur. Quel discours pour un président boo xamante si nii même peuple boobu ñoo joxe seen bakkan pour nga nekk président. Un président boo xam ni la nga àndoon ak peuple boobu di ko xeex doo woon dara yaa ngi woon ci sëriñ si di jooy naan dimbal leen ma bul ma tëj. nit ñi ñàkk seen liggéey ñii ñàkk seen place ñii ñàkk seen i bët ñii ñàkk seen i loxo ñii ñàkk seen lépp ñii ñàkk seen i bakkan ñu am ci plus de 12 morts tu deviens président la taxoon ñuy xeex yépp nga utiliser waat ko di ci toroxal askan bi nga àndaloon ba mu jox la tey ji teranga bii nga am nii tey te sa même peuple laa nga wëlbati ko di ko dundaloo nii jàkkaarloog moom bombé la torse ne ko je descends d'une lignée de guerrier boo xam ne en 2011 bu affaire yi day tàkk yow yaa nga fin fond du Sénégal nëbbatu naan bàyyi leen ñu xeexal ma rek am naa sama plan ba pare plan bi leer na nañ ma xeexal rek di woote insurrection nan nañ génne Abdoulaye Wade ci palais bi nañ def nangam sangam di pousse gars yi fekk na boobu yor nga sa plan gisante gaa ñi ngay gisanteel bañ ne la bu lépp jaaree yoon yaay nekk président ngay xam affaire bi toog ci ginnaaw di def nii nit ñooñu xeex pas pour yow mais pour seen drapeau ak seen ay conviction nga nekk benn traître bu làkkatu ci ginnaaw engagement bu sincère boobu noonu nit ñooñu xeex pas pour yow mais pour seen dignité seen honneur seen drapeau seen ay principe nga def nii di def nii ànd ak ñoom di def nii ànd ak ñoom ba ñu xeex ba ca cappaandaw nga ni bëreet ñëw taxaw jël affaire bi taxaw ko première année yi nga wax ay mbir yoo xam ne dañuy waaw kay bravo lii lañ doon xaar lii lañ bëggoon lii lañ doon yaakaar nga ñëw ne corruption dootu fi am mandat bi dama koy wàññi jëlee ko 7 ans yóbbu ko 5 ans gouvernement sobre et vertueux gestion sobre et vertueuse lay def du ma passé de 25 ministres yaa ngi dégg damay wàññi train de vie wu nguur gi poste yi ñuy fal réew mi ñuy ji corruption bi ngay wax yépp askan bi naan waaw kay lii lañ bëggoon nag lii jaroon na ñuy xeex lii jar na sacrifice yi ñu def lii jaroon na ko ndekete yoo boobu yépp yaa ngi wut assise dooleel wut sa coalition dooleel sa bopp wut sa kii ba gën a toog doo koy commencé nag jàpp opposant yi di tëj ku la neexul nga tëj ku ne manifestation nga dóor sànni lacrymogène jàpp sëriñ si nga ni waaye sëriñ si ay personnes comme tout le monde lañ te boo demee ci ñoom Macron di leen defal nii di leen defal nii nga wëlbati lépp contre ce peuple là peuple boobu tey mi ngi toujours ci même galère boobu noonu yow say doom tey ña ngay am ay diplôme biir États-Unis di dund ca palais ya gën a mag sa jabar yor xaalis chèque yi xamuñu fu mu jëlee xaalis di séddale à gauche à droite ñu naan daa baax Farba Ngom ak kaneen ku la jege yor lu dul jeex ci àdduna Sénégal di gën a dellu ginnaaw hôpitaux yi di gën a dellu ginnaaw ñi am ñiy def dialyse seen rey ñi gën a dee diabète bi di gën a rey njàng mi di gën a sooxe dellu ginnaaw sécurité Dakar la capitale ci jëmmi boppam nit ña mu fay génn 19h waxuma la ak région yi ndox amul biir Dakar chômage bi gën a yokk booy yi di jaar ci géej gi dee ngay màttatu ñenn ci suñu waykat yi ànd ak yow ñenn ci suñu mbër yi ànd ak yow ñenn ci suñu sëriñ si ànd ak yow nga wëlbati ko di toroxal même peuple boobu noonu qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça Macky lu ñu la ji ak li ñu ñëpp fay c'est diamétralement opposé adduna day jeex xam naa ne sax je vais pas faire la morale parce que ku am la morale ku am tout le sens de la morale du bind loi bu mel ni contre son peuple je ne te ferai pas la morale parce que xam naa que ni amoo xol lu may waxal mooy ñi dese xol mooy le peuple lay waxal barke alquranu karim jot na taxaw jot na fépp jot na taxaw résistance jot na lii bu jàllee fii du réew lii bu jàllee ñun dootul ay êtres humains nañu takk suñu bopp comme des esclaves ne ko yaa ñu moom dee moo ma gënal loolu barke alxuraan ni ma fëgg bal ci bopp moo ma gënal loolu nañ ma jël tëj ma perpétuité moo ma gënal may dund comme un góor jigéen xalaatuma ko sama àdduna on a tout quitté pour ñëw suñu dëkk ànd ak suñu jeunesse pour liggéey mun nañ leen toog kaaw li jënd suñu affaire li jënd suñu bopp suñu lépp lu ñu am dañ ko bàyyi pour suñu réew kon ce n'est pas pour que nit ñëw toogaat suñu bopp di pire que mbir yi ñu dundoon nag Abdoulaye Wade parce que foogoon nañ que ni rëcc nañ jamono jooju noonu
foogoon nañ ko ne mais Abdoulaye Wade lu mu yées ci wàllu mal gestion fal ay nit yu incompétent fabriquer ay milliardaires amoon na benn yërmande bu mu amoon ci sénégalais yi musul xoqatal à ce niveau les sénégalais musul xoqatal les sénégalais à ce niveau. C'est la première fois ñu gis benn nit bu yor suñu drapeau vert jaune rouge wëlbati ko contre ñun. Nous sommes dans la merde instant bi nii nous sommes dans la merde la plus totale barke alxuraanu karim bu ñu bàyyee li mu jàll c'est fini pour nous c'est fini pour nous donc résistance bi ñu leen woo na ko ku nekk jël def ko ci biir ADN-am bind ko ci biir deretam. On doit résister nous devons tous résister dañoo war a bañ lii warul jàll. lii warul jàll fii Sénégal nit waru fi am fit nit waru fi amee noonu sañ-sañ ci kaw jaamu yàlla yi. nit warul amee sañ-sañ nii ci kaw jaamu yàlla yi ñi ngi woo sëriñ si ñu wax ci ñi ngi woo suñu papa yi suñu yaay yi ñi ngi woo ñi mën a ñaan leen yàlla mu tàqale ñu ak Macky Sall bii ci li muy def jaamu yàlla yi. sëriñ si nga xamante si ni ñi ngi gis kii lu muy def ñu ngi leen di ñaan suñu kilifa yi wax leen ak kii mu bàyyi li muy def. diaspora bi fépp foo leen mën a résister na ngeen fa résister région Sénégal yépp résister leen gox-goxaat Sénégal yépp résister leen Macky su mënee nañu boole rey wala mu boole ñu tëj ñu wala mu boole ñu respecter une bonne fois pour toutes. Je ne suis pas l'esclave de Macky Sall ni de Antoine Diome ni de son ministre de la justice. Je ne serai jamais un esclave dans ma vie. Barke Alxuraan Karim je suis né libre et je vais mourir libre parce que loolu ñi ko waroon xeex nañ ko ba ma toll ci kon du ma jëlaat sama bopp nangu benn nit mu ma yeew ci bu mu njaam. na jeunesse bi yépp a jóg lu ñuy expliquer te amatu fi résistance la ñu wax na ñëpp bañ résistance la ñu wax na jeunes yépp résister ne lii du fi am du ñu jaamu kenn moomuñu. waaye yow lii mooy lan li ma bëgg am amul ko xaaral ma wuti ay pexe jeunes yi am seen ay choix di gis léegi nekkatuñu ay xar yooyu yëpp ci ay car jeunes yi jëm déplacé wu de manière volontaire di dem ci ay endroit ñii di manifester ñii di def ay gestes patriotiques loolu dagg sa xol mais yaakaaru ndaw kenn du ko tas yaakaaru ay jeunes kenn du ko tas mais jeunes yi tey bu ñu demee ba engagé wu ci politique mais nit ñi dañoo waroon kontaan yéen da ngeen waroon kontaan gis jeunes yi ñu engagé wu ci politique. bëgg politique laaj ñu kenn 5000 di demee seen xol ak seen drapeau bëgg ko da ngeen waroon kontaan ci jeunesse boobu noonu mais ngeen leen tàndu leen ñu yéen tàndu leen ñu ñi ngeen tànn danañ def le tout pour tëj leen yéen ñi ànd ak yéen sax danañ teg ay loi yoo xam ne ku sëkkat ñu tëj la dinañ leen isoler seen manifestation yi danañ fexe ba casser le rythme suñu casser le rythme beneen opposant bu fi taxaw wax lépp loo fi wax lu xaw a niroog lii ñun la insurrection la dem yóbbu la ci kaso bi. foofu la ñu bëgg a jëmee fi mu toll nii wax jeex na partagé leen vidéo bi yéen ñëpp laa la xamal ni billahi wallahi talaay azim live bi ni mu ma waree noonu la waree bépp sénégalais boo xam ne am nga accès ci réseaux sociaux yi mer bii ma mer yéen a ma war a gën a mer téeméeri junni yoon leader yi nekk ci terrain bi nelawuñu am nañ sax luñ dundee am nañ seen liggéey bu leen neexoon loolu du leen ci fekk instant bu leen neexoon ñu collaborer ak nguur gi di dawal ci wit yi di laal ci milliards yi mais dañoo bañ ñoom dem ak seen ay principe dema ànd ak peuple bi nelawuñu donc ñun peuple bi aussi leader yi noonu ñu nekk ci terrain bi instant bi nelawuñ ñi ngi def ay réunion ñi ngi def ñun waa peuple bi ñoo leen sax war a gën a farlu parce que lu ëpp ci ñun amuñu liggéey amuñu ci luñ jàpp ñoom au moins sax am nañ seen liggéey bu leen neexoon dootuñu wax li des seen àdduna dañuy nekk sax seen liggéey mais au moins ñoom instant bi nii abandonné nañ seen ay famille abandonné nañ yi nga xamante si ni mënoon nañ dem utiliser ko yi nga xamante si ni mënoon nañ dem utiliser nguur utiliser seen position liñ mënoon dem defe ko war seen askan ñoom abandonné nañ ko instant bi nii ñi ngi si terrain bi te ñoom la seen bakkan yi nekk ci xott parce que loi yi yëpp pour tëj leen pour tëj seen i gémmiñ la donc ñooñu ni ñu nekkee ci terrain bi ñun ñu nekk derrière suñu clavier yi tàngoor woowu moo war a nekk si ñun. ñëpp war a def live ñëpp war a partager ñëpp war a bind ku ci xam sëriñ si waxal ak ñoom ku ci yor sa kurus ñaanal dañoo war a résister waruñoo nangu doon jaam te Macky Sall ay mbaam la ñu bëgg a def barke alquran dee moo ma gënal doon mbaam wallahi lazim ma dee ci kaso bi wala ñu fëgg ma bal mais jamais de la vie man nangoo nekk jaam. résistance dañu leen wax suba fu waay nekk ci Sénégal na xam ne li mooy mot d'ordre bi du Dakar kase Thiès Diourbel Kaolack
Ziguinchor Fouta Saint-Louis Touba Tivaouane Louga amul fenn foo xamante si ni kenn war naa nangu sa morom gën laa gore parce que il s'agit de sunu réew sunu drapeau sunu avenir ay doom donc fu ay nekk ci Sénégal ak ci diaspora bi soo nelawee ba yandoor tey man je ne te comprends pas barke alxuraan boo nekkee ci jàmm nii tout va bien man je ne te comprends pas. partagez leen vidéo bi faites-en autant ku ci mën a def live def ko parce que l'heure est grave xam leen kan ni l'heure est grave la famille barke Cheikh Nabas billahi wallahi taala lazim l'heure est grave. Macky Sall lim ñu bëgg a def nii billahi lazim Macky Sall lim ñu bëgg a def nii ah dëkk ci Sénégal mu nga nekk fi xar a gën parce que xar sax du yëg yenn yi mais di nga fi nekk nit bëgg a wax sa xalaat nga ni non yii booy réseaux sociaux yi su may wax ñu may jël si d'accord ma sax doo ko ñemee benn ci réseaux sociaux yi dootoo ñemee ŋaang ànduma ci ñemee too koo wax loo wax bu ëllëgee lii bu jàllee bu ëllëgee di nga bëgg a yeewu ci dëkk bi def like kenn def benn affaire nga ne su ma ko laayikee leer na ma gars yi ñu ngi may topp su ma ko laayikee tam ñu commencé ma fichier di ma déglu man tamit di ngeen dem ba nga xamante si nii nit dana la damaa bëgg a ñëw sa kër nga ni ko déedéet maa bañ parce que da ngay ragal ñun la kuñ doon seetlu ko bokkoon ci ab manifestation yow yaa ko dalal sa biir kër kon yow ab terroriste nga comme moom. lii bu jàllee amatu leen décision bu ngeen mën a jël nekk ci jàmm nekk ci lees lépp lu ngeen nekk lu mu ndaw lu mu oyof mën na wëlbatiku nekk benn piège pour yéen bind sur internet sax mën na mujjee nekk benn piège pour yéen. donc résistance bi wareef la waru gar la pour suñu survie pour suñu démocratie suñu survie donc képp koo xamante si nii yaa ngi gis live bi wala nga gis live bu yeneen gars yi na nga imprégné wu ci combat bi ak ci résistance bi te neewuñu Dakar la dañ ne Sénégal gi yépp la résistance Sénégal bi fu ngeen nekk ci Sénégal ak ci diaspora bi na ngeen mener cette résistance. Nous ne devons pas laisser passer cette loi nous ne devons ajustement wu Macky Sall bii nii képp ku bëggoon Macky Sall sax à partir de maintenant billahi wallahi tallahi mbañeel nga ko war a ëmbal parce que ku bañ sa réew amoo yërmande ci jaamu yàlla bëgg a yee fitna bëgg a monter une guerre civile parce que tey jii fitna bi boo ko tegee Sénégalais yi mais Sénégalais yi buñ demee ba sës dañuy fippu buñ fippoo dañuy fayu ci ñan la ñuy fayu ñi ànd ak yow la ñuy fayu bu boobaa ku nekk danaan kii la àndal xaaral ma daw sonko kër diw ma nga fële xaaral ma daw sonko loolu la Macky Sall bëgg a indi ci réew mi il veut nous monter les uns contre les autres jaare nañ ko ci ethnie yi jaare nañ ko ci affaire u nervi yi fu ne jaare nañ ko fa ki nga xam si ni il est capable d'embaucher des nervis loi bi bu jàllee ëllëg mën ngeen def seen manifestation bu normal mu jël plus de 100 nervis tuuf ko fa daan na leen toj leen fu leen neex buñ paree ñu jàpp ci quelques gars yu dekkoon ci manifestation bi ne leen yéen manifestation yu dem ba yéen a toj fii yéen a toj fee dem ca leader ba ne ko yow yaa woote woon manifestation c'est à cause de toi ñu ne insurrection terrorisme bu ko defee doo am loo wax parce que yow yaa nangu loi bi ñu signé ko sa réew. donc lii mooy live bi lii mooy mot d'ordre bi partager leen vidéo bi te yéen ñëpp ngeen mener la résistance partout ci Sénégal. partout ci Sénégal mën na leen résistance bi suba bu ngeen yeewu xam ngeen ne mot d'ordre bi loolu la mooy la résistance nous devons résister nous allons résister donc du ñu nangu lii mu jàll du ñu nangu Macky Sall mu moom ñu du ñu nangu Macky Sall mu tëj ñu ci piège bii nii te dara waralul lii nii bëggul suñu jàmm de nekkul ne dafa ñoo bëggal jàmm dafa ñoo bëggal sécurité nekkul ne dafa am lu ko Macky Sall il a un plan bien établi et son seul objectif mooy arriver à ses fins te bépp astuce wala bépp pexe bu mu mën a def pour àgg à ses fins dina ko def mooy lii mu nekk instant bi nii di def comme mënatul waxe askan bi bu baax leen mi ngi xool nag nan la koy jaare ci ministre de la justice bi nga xam ne moo ko moom ministre de l'intérieur bi nga xam ne moo ko moom ak majorité mécanique majoritaire bi nga xamante si nii assemblée moom moo ko moom bu ko defee dootu leen laaj seen avis dootul xool ndax askan bi bëgg lii ou pas day ñëw rek imposer leen dara yéen ñun ñëpp ñu ànd nekk ay esclave Macky Sall donc bañ leen loolu refuser cela partagez la vidéo résistons la résistance est un droit manifester est un droit et nous devons tous être les garants de notre démocratie on n'a pas le droit de nous laisser faire
amel nañ ko suñu réew amal ko suñu drapeau ak suñu doom yi war a ñëw ñun ñëpp jug taxaw résister ci loolu lañ leen di woo résistance 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 honneur dignité résistance patriotisme yéen Sénégal gi yëpp c'est ça loolu moo nekk les mots d'ordre. Passez une bonne soirée et faire passer le message demain partout Sénégal ne ñëpp jug résister braqueur